gendarmerie nationale day am na kilifa gu bees de Le Quotidien yéene kaay ne général Moussa Fall lay wuyoo Libération yéene kaay ne niki démb day lañ ko mujjee samp installé ko waaw général Moussa Fall ne man de fii laa yëkkatee sama loxo jël ay engagement solennel xam leen ne ci intérêt wu Sénégal dong lay yëngu laa la wax waaw général Moussa Fall ci bag sobli ak 24 heures yéene kaay ne nee na gis nga am jubal bëgg sam réew mënta am mukk rek léegi jubal bëgg sam réew ordre républicain waaw fu mu amul day wàllum kaaraangeeg moom sa bopp gi lée sécurité ak liberté mënu fa am général bi ne maa leen wax li lée Moussa Fall day yemu to parce que nee na gis nga ordre boobee waaw takk der yi ci boppam day ñoo koy assuré te takk der yow gendarmerie nationale kon daf caa bokk dëgg la bokk na ca ña nga xam ne dañoo war a nag aar suñu banqaas su réew yi lée di institution yi ak réew mi ànd ak dal waaye nag moo général balaa ngaa santaane sangu day fekk ngay raggu ndax institution yooyu ñoo dàq violé mar di taali mobile critique yéene kaay nañu déclaration de patrimoine yaa ngi ni lée lu tolloo junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar 1247 ñoo xam ne neex naxari dañoo war a kon def déclaration de patrimoine waaw lu ci tolloo ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent 459 dañuy violé loi bi laa la wax la ilaha illallah njiital OFNAC day moo ko xamle Seynabou Ndiaye Diakhaté waaw nee na lu tolloo juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett 788 ñoo def seen déclaration de patrimoine day ci 1247 laa la wax la ilaha illallah maanaam 459 yëpp dañoo lànk ne duñ déclaré wu lii quotidien ne gis nga déclaration de patrimoine yooyu waaw mais lan moo tax ba mbir mi di càng saa su ne di càng maanaam di ko sewu daal mata di rek ay manquement parce que nag bu ñu sukkandikoo ci Seynabou Ndiaye Diakhaté day waaw nee na loi ci boppam moo matul une loi n'est jamais parfaite parce que saa su ne day am yoo xam ne dañ ko war a mootali war a dolli ay insuffisance daal ak ay vide da cay am réew mi quotidien ne lii tax nag ba ñooñee du ñuy dekoon seen déclaration de patrimoine day waaw day am ay obstacle laa la wax lu leen baare cay wàllum justice bi lée le témoin yéene kaay ne gis nga wàllu magistrature googe waaw la sabab nag mbir mi mit ca biir malaise bi jafe-jafe fay am waaw bokk na ca waa palais bala exécutif bi di dugal nag seeni loxo kon ci ay dossier boobee benn ñaar coppite yi nga xam ne nag indi nañ ko ci wàllum retraité gi ñii retraité dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey laa la wax dëgg la te gis nga wàllum justice googe magistrature ba waaw ña ca mer ca boppam ñoo bari frustration yu bëree bëri ñoo ca am laa la wax alerte yéene kaay ne moo taxit seen ministre bi day ministre de la justice waaw ci assemblée nationale googe am na ay député yoo xam ne kon ña ngay signé pétition ngir maître Malick Sall ñu daal di ko fay jëlee mar di tali waaw parce que ministre ba ci assemblée nationale daa jàpp yenn ci ay député ne leen yéen ay mbaam ngeen rek mar di tali la ilaha illallah critique yéene kaay ne mais xoolal dossier Ousmane Sonko bi lée suite ba tëba waaw ministre bi day de la justice nee na juge bi di attakat bi lée dafa laaj nag mu def enquête booy benn ñaar la ko waroon jàmbaaraamu tuuma def na ko ñett mais bu tëjoon waa ji loolee kenn du ko mën a dégg parce que dara nag justifié wul ne kon viol am na parce que PV yaa ngi fi de mën nañoo weddi ne viol am na waaye nag mën nañ koo waxtaane ministre de la justice ne xam nga lan la kenn mën ta weddi kay ne ko góor kee ku jigéen ki lée am na lu ñu séq relation ba moom am na ce qui est clair dégg nga de réew mi ko yéene coowal suite ba tëgoo kay xam nga le secret de l'instruction violé ti nañ ko de parce que du procureur le parquet du ministre de la justice mi lée ñoo war a génn di xamle naan dossier ba lii am na ca lëlee amu ca dëgg la parce que ministre de la justice day daal dinay écarté nag ne viol amu ca waaye nee na atekat bi lée bu ko neexee inculpé Ousmane Sonko waa ana élément yi yéene kaa gi ne ministre de la justice ci boppam day warul woon a violer le secret de l'instruction parce que waru ci sax wax nag sur côté yéene amaluk élection locale yooyee ci waxtaan ba juboo te benn xuloo du ca am day waaw Macky Sall mi lée mën na ko wala mënu ko rawatine nag point yoo xam ne kon d'accord nañ ca dialogue ba te xam nga ni maire yi lée seen mandat jeex na depuis décembre 2019 laa la wax waaye est-ce que le suffrage universel direct wu maire bi lée ak maire boobee bu demee ba télé loolee est-ce que Macky Sall dana mën a wàccoo ak moom te lu may juróom-ñaari weer moo des kon ca élection yooyee source aané daal di wotelu dëggal maanaam promulgué loi bi nga xam ne futur code électoral ba ca la lalu laata 23 juillet 2021 Macky Sall mi lée lan moo tax muy daw 23 juillet bii di ñëw balaa protocole CEDEAO bi di dal ci ndoddam booy benn ñaar loolu nag pour mu am day fii ak semaine bii di ñëw waaw dana jébal nag ministre intérieur rapport coppite yi nga xam ni kon denk nañ ko ci seen séminaire googe nga xam ni suba ci samedi bi lay jeex ñett bu boobaa nag Antoine Diop dana jébal njiitu réew mi kay googe ñu def ko projet de loi jébal ko député ya te point yi nga xam ne d'accord uñ ca day Macky Sall mën a arbitrer nag enquête yéene kaa ne cay liste unique opposition bi la waa nii lañ toll de dem ak dikk gi parce que ca jamono joo xam ni Khalifa Sall day mi ngi téye nag front de résistance am waaw M2D ma nga ca loxol Ousmane Sonko ñaari leader yooyee di Khalifa Sall ak Ousmane
Ousmane Sonko day ña ngay waxtaan nag ngir benn liste ci élection locale yi. Assane Ba bu PDS waaw nee na ñun tam PDS ñu ngi liggéeyal opposition bi te ngir coalition bu rëy docteur Abdoulaye Niane coalition jot na nee na benn élection mënuñu koo gagné te ànduñu laa la wax Alaaji Malick Gakou day waaw ma nga woon nag ca banlieue bële ak a nemmeeku kon wàllum inondation yi dama ne la démb la kon ca alxamis ja Direct News de Abdoulaye Khouma day ci gagné Kaolack la jëm de dama ne la Abdoulaye Khouma APR day fexe ne nag ba dëggal boppam leadership am feeñ ca gox ba sonal opposition ba nekk ca Kaolack googee yéeni kaay Pape Jogoy Faye gi de te gis nga Abdoulaye Khouma moomee ma nga ca social ba de ma ngay financer jeunes ya jigéen ya mouvement associatif ya ak ña nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw dama ne ci week-end bii ni jënd ni le waaw Abdoulaye Khouma appareil climatisation yu jumaa yu mag yi nekk ca Medina Baye boobee moo ko joxe Thierno Alassane Sall day ci tribune yéene kaay waaw xaw naa rey njiitu réew mi di Thierno Alassane Sall nee na lu jëm ci wàllu musiba mbaaba kumba en catastrophe président Macky Sall day amul morom benn la fi Thierno Alassane Sall day ci 24 heures ci lu jëm nag ci wàllum gloria biñ sotti ca mburoog soow moomee waaw taas nee na Macky Sall day xam ñoo inspiré Macky Sall honorable député Montey day ci les fa yéene kaay waaw nee na askanu Sénégal ñoo dul nangooti ab président boo xam ne di nga fi def 3 mandats ak lu teg si mën a bind nag laa la wax ñëf tribune yéene kaay ne lycée Parcelles day am na fa benn élève boo xam ne dañu koo rey allahu akbar te beneen élève a ko rey de brigade la ko rey l'observateur ne Jabou Keita Diallo day militante PDS bi nga xam ne dañ ne ci 2e étage lañ ko sàndee waaw nangu na ne waa la de la wax enquêteurs yi waaye nangu na tamit ne jigéen la buy jaay boppam allahu akbar te gardien wu immeuble ba tam dëggal na loolu nee na Xaadim Diouf dañu saax dugg ca néegam ak ngànnaay jël ci moom 50 000 ak ay dakaayam bëggoon tam yeggaat ca kawam rapport sexuel non protégé Jabu daal di bañ fa la musiba bi commencé libération yéene kaa ne bandu filaawo yi day waa impôt ak waa cadastre ña ngay ndaataatal ak diggu ndaa naata konoos waaw parce que coopérative agent au cadastre yi day jël nañ fa juróomi hectare way samba depuis le 20 mai 2021 laataa ñu koy déclassé syndicat des impôts googe laal na 4 hectares ca wàq na Nimzaat laal 4 hectares ca golf laal 6 hectares ca gàddaay ay la la waaw lii moom doy na waar di waaye nag ak lu mu doy waar xañ te 3e mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal waaw conférence la méga conférence la gëm sa bopp gi la ñu ne kañ la vendredi 9 juillet ajuma juróom-ñeenti fan ci weeru juillet la ca Mbàkke boulevard Ndoyen la ñu ne fédération Bawol gëm sa bopp day mooy dalal nag président Bougane Gueye Dany vendredi 9 juillet la de bu ñetti waxtu jotee 15 heures ca Mbàkke ca boulevard Ndoyen tey li la responsable mouvement gëm sa bopp yee nekk ci biir Bawol googay yëpp moo xam Bambey la nangal ma Sadio Daaru Muti Kayel ñu ne woo leen nag ci ndaje mu mag moomee méga conférence la bu gëm sa bopp ak président Bougane Gueye Dany yaakaaru 2024 ngir un Sénégal nouveau ay waay dikk leen ajuma 9 juillet ca boulevard Ndoye ca Mbacké ak fédération Bawol gëm sa bopp képp koo xam ne nag mën nga caa am lu gën a leer woowal Ibrahima Gueye superviseur ci 77 633 16 03 Bawol nag am ngeen gan. Grand plateau spécial Tabaski la Sen TV chaîne leader dellooti na buum ca boy boy ga seen télévision fas yéene leen gunge ci période Tabaski bii ak i baax lu ko tàmbali ci période 5 juillet ba veillu Tabaski daañu ànd ak yéen ak programme bu mucc ayib tous les soirs à partir de 21h45 ci ay rubrique mode tendance ganu bés bi ngéneelu Tabaski ak xarum Tabaski instant musique délire ak yeneeni surprise Grand plateau spécial Tabaski ak la Sen TV un rendez-vous à ne surtout pas rater. ñu ngi jaajëfal suñuy sponsor ñoom ñoo ñu gunge tous les matins matinale bi ñu leen di jagleel toute la rédaction de des médias à partir de 6h30 jëm 8h jàpp 8h même 45 donc ñu ngi jaajëfal également ñi ñuy déglu. Bazin, mouton, denrées, factures, loyer. J'ai beaucoup de dépenses ce mois-ci.
Mais tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce qui se passe? Amina, j'ai trop de dépenses ce mois-ci. Avec la Tabaski qui arrive, je ne... Cofina propose un prix spécial Tabaski allant jusqu'à 5 millions à un taux exceptionnel. Qui bien dit 5 millions à un taux exceptionnel. Viens vite, on y va. Vous êtes un salarié, un entrepreneur ou un commerçant? Découvrez l'offre Tabaski de Cofina, votre institution financière, et réglez vos dépenses. Oui, Cofina vous propose un prêt allant jusqu'à 5 millions de francs CFA à un taux exceptionnel. Souscrivez immédiatement et recevez une réponse en 72 heures. Rendez-vous vite dans nos agences Cofina à Dakar, Mbour, Thiès, Kaolack, Touba ou appelez-nous au 818 00 10 10. 818 00 10 10. Cofina, institution de maison. waruma ree. finalement lijjanti la bande filao yi. fii nag vrai en parlant de bande filao. nekk sa problème. oui. En parlant de bande filao. fi mu ne yow affaire foncier yi moom suuf si da laa. gàddu di daal non du question suuf si. waaye Mamadou Fofana na nga fexe ba buñ la woowee ci rek may la foofu suuf. may ko fàtte amal lay fayda. waaw. nga delloo ko baa nga wax ko ñëpp dégg. dégg man da nga dégg ne dañ ma may suuf. non dama dane ne bu buñ la fekkee mayee. non déedéet. non li may kaas li ak li may xeex li c'est légitime. pourquoi c'est légitime mooy suuf la goo xam ne Macky Sall da ko déclassé jox ko waa Guédiawaye mais déclassé wu pour jox ko ay fonctionnaires ay corps de métier yoo xam ne dañ fi nekk lu ñëw impôt et domaine muy waa cadastre parce que gis nga li libération bind ni impôt et domaine laajee golf laaj gàddaay bëgg a laaj wàq naan noonu la waa cadastre amee 5 hectares jamono ji mais bu fekkee dañuy jël di ko tong-tongee et ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que am na yeneen ponte de la république yoo xam te ne nii jox nañ leen fa ay hectares mais au nom de quoi bu ñu joxee nit ñi lu jël ci wàllum suuf pour askan wi nañ ko jox askan wi ñu utiliser ko utilisation bu am solo mu di def ci la nga xam ne tey askan wi da ko soxla école dañ koy soxla poste de santé dañ ko fay soxla xale yi fu ñuy fooye dañ ko fay soxla ak yeneen infrastructure yoo xam ne day amal njëriñ askan wi mais man lu ma d'accordul mooy ñu jox ko ay fonctionnaire ñu jël ko tong-tongee ko yu fa nekk mais su boobaa lan ngay wax après tey jii nii ñu ngi tudd ne am na benn site boo xam ne 227 parcelles dagg nañ ko ba pare ñu ngi ko tuddee Senfoot 1 Senfoot 2 parce que ñu ngi ciy tudd Mame Boye Diao mi jiite domaine ñu ngi ciy tudd Momar Diop mi nga xam ne moom moo nekkoon ancien receveur des domaines ak un certain Djibril Dieng loolu yëpp dafa jar a leeral parce que suuf soosu waa Guédiawaye dañ ko soxla donc man je ne fais que défendre les intérêts des populations de Guédiawaye merci. bëggoon nañ aussi nga défendre intérêt askanu lébu gi nga xam ne ñoo nekk Wakaan Yoff parce que keroog biñ fi toog sama digg bopp ne suuf si suufu état la moo koy jox ñu ko neex. moo tax démb bi muy wax di bëgg défendre waa Guédiawaye ma nekk bañu ma nga défendre waa Guédiawaye mais li xew Guédiawaye moo xew Wakam Yoff parce que coowul suuf la ñu bëgg a yëkkati ay nit bëgg leen yóbbu ba jas am nga ab lébu lan la xam du géej ñoom ñi ngi dëkk si taatu géej gi naam fa ñu dëkkuwaay lébu yi xam nañ ko lotissement bi du ko tax a demee noonu da ngay dugg si néeg bi génn si salon jàmbur lébu yi bëgg moo sax ñun lébu yi mais askanuk lébu loolu mooy seen particularité askan wu nekk ci taatu géej yóbbu leen jàppal la xamuñu loolu la gis nga vidéo yi nga xam ne ay femmes ñoo koy def mi ngi circuler ay maire di ay lébu ne loolu xel xalaatul ñu koy nangu mu am fu jege fi aéroport baa ngi fi suuf saa nga fa pourquoi duñ leen bu fekkee dañ lotissé rek moo leen kii wala désengorgé moo leen tax a jóg mais nañ fa dagg jox leen ne leen dem leen dëkk fee moo xam lu ñu fay def mais tamit bëgg ñu yëkkati ay nit war leen a yóbbu fa nga xam ne nii ñu ngi nekk ba jas xaw ma bëgg leen faa jox te waa jas démb dégg nga seen maire bi lu mu wax fii bu ñu fa bëggee andi ay nit te ñoom ñi nga xam ne ñooy waa jas amuñu fu ñu dëkk tamit day metti parce que séddale sa kudduy njëkk ya bu ñu joxee nañ ko jox askan wa dëkk sa jas ba pare doog leen a doog ko jox ñeneen ay wàlli siwaan te ñii kat bu ñu leen fi jëlee yóbbu leen foofu ay wàlli siwaan bi nekk foofu moo valable tam li nekk fii booy xeex da ngay xeex pour ñëpp mais doo xeex pour kenn problème waa léegi mën na jàll ci leneen problème ak problème mu lébu yi nekk ci aéroport bi bokkul. benn la suuf la dëkkuwaay la dafa may ko mu egg s'il te plaît. dama lay wax dañuy waxtaan rek suuf bii nga xam ne moom la ñuy wax aéroport bi état bi da ko récupérer bu ko def ay parcelles aéroport moom moo fa nekkoon dañ ko doon utiliser kenn dëkku fa woon comprendre nga ñu immatriculé ko ci turu état def ko aéroport woon
kenn déclassé wu ko woon kenn defu ko woon dara kenn nekk fa woon kenn occupé ko woon lu dul ay bande de filao moom moo fa nekkoon léegi nag dañoo Macky Sall moom moo déclassé loolu ne nañ ko jël comme Guédiawaye mi ngi màgg te am na ay infrastructures yu ñuy soxla ak leneen mais nañ ko fa def loolu nag moom lañ wax ne mun nañ ko jël utiliser ko def ko li nga xam ne mooy jëriñ askan wi mais duñ ko jox ay fonctionnaires ak ñeneen ponte de la République mais ñu koy tongtongee dem wëlbatiku di ko jaay waa Guédiawaye man loolu laa wax et c'est très clair maintenant problème li nga xam ne mooy lébu yi ak les terres problème même débat la rek moom Mamadou Fofana suuf la dëkkuwaay la parce que ni ñu bëgg a yëkkati ñoom du benn à la limite sax boo seetee ñi nekk fi ñoom ñooy gën a metti la parce que ñoom lañ bëgg a yëkkati yóbbu leen ba jas ci àll ba te looloo gën a garaaw. léegi looloo nekkoon sa minute palabre Mame Mbaye. kan man waaw garaaw naa ko dugal si minute palabre. non c'est bon vas-y. ma nga noonu Birame Touré. waaw je suppose que nervi la encore. minute palabre je le ferai tant que loolu soppeekul encore et toujours des nervis ñu ngi yàqal ay nit ñoo xamee ni seen liggéey mooy dañu ko jàng nekk ay garde rapproché jàng ko pour mën ko def liggéey boo xamee ni liggéey bu mucc ayib la ñu reconnaître leen ñu am ay association am ay école ak yu ni mel ñoo xamee ni loolu mooy seen liggéey nit day soxla ku mën a wattu kaaraangeem ci wàllug liggéeyam muy ci wàllug li nga xam ne moom mooy politique rawatina ñu mën a ànd ak moom ko yoon bi muy jaar mën a wattu kaaraangeem mais wattu kaaraange nit mooy seen liggéey ñeneen ñi nga xam ne ay nervi lañ leen di wooye boo ubbee dictionnaire dañuy wax ni nervi lan naka tax a jóg mooy c'est un bras armé que l'on paye ou pour tuer àgguñu ci rey mës nañu àgg sax ci rey ndax gis nañ fii kaawu Ndiaga Diouf fii ci mairie Barthélémy Diaz ci bakkan bu faatu la mujjee mais foo ñu jëm baaxul te tant que nguur gi mu ngi toog di ko seetaan te su ma nee nguur gi au premier chef le président de la République du Sénégal parce que il n'est pas censé ignorer ce qui se passe ak tournée yu muy def donte am na ñoo xam ne ñoom ñooy yore kaaraange moom ci wàllu boppam muy des éléments de la gendarmerie du GIGN di garde rapproché bu président de la République garde rouge yi gis nañ ko ñoom ñoo nekk fële ci mairie di assurer la sécurité ñeneen ñi nga xam ne dañ ci leen ci dugal jël xaalis fay leen pour ñuy dóor ay citoyens parce que tout simplement Pastef nga bokk wala gëm sa bopp nga bokk parce que xajoo ak nguur wone wala tu es un simple citoyen boo xamee ne da nga am soxla ne ni bëgg naa président de la République gis ni y a quelque chose qui bras pour casser du nègre comme on dit ou casser des Sénégalais ça ce sera et ça restera toujours mon coup de gueule nañu procureur def liggéeyam ci wàll woo parce que il est xam daf ko war a def moom ci boppam autosaisiru ràññee parce que y a des vidéos qui circulent par exemple on veut pas le montrer parce que peut-être mën nga tuumaal directement kenn mais koo xamee ni moom gis nañu ko mu jël benn citoyen mais chétif comme pas possible ñeent wala juróomi nervi wër ko di ko dóor mu ñëw tëb ci kawam yéeg ci kawam il est identifié ñu gis kanamam xam turam xam santam le procureur doit s'autosaisir les nervis tant que mu ngi continuer ñu ngi jëlaat ni yora mort d'homme parce que li wóor mooy di nga gis ko ku jàkkaarloog nervi yore ngànnaay ne ni kii du ma néewal doole soit ma dóor ko balu fetal wala ma jam ko wala ma def comme moom génne jaasi wala génne yat après fan lay mujjee la loi du talion on l'a dit ici je pense ci fan yi ñu weesu des sociologues et cetera yuy wax ak des observateurs politiques si on y prend garde lii mooy indi ay guerre civile ñaanuñu ko suñu borom mais bu dee benn camp dafa armé wu et de manière illégale parce que déjà sax yore fetal wala yore jaasi wala yore ngànnaay dafa am condition yoo xamante dañ ko ciy teg waaye yow yoroo permis de port d'arme yoroo dara yaa ngi sa fetal yaa ngi sa wala yaa ngi sa jaasi wala yaa ngi sa yat ñëw jàkkaarloog un citoyen sénégalais parce que il n'est pas d'accord ou parce qu'il porte du rouge nga ne ko non doog fi waxee wala doog fi wane ça je pense que il faut nécessairement que ñu jël ci ay mesures fermes comme dirait l'autre et ça c'est une interpellation directe au président de la République au ministre de la Justice garde des Sceaux mais également au ministre de l'Intérieur Félix-Antoine Abdoulaye Diome. Mais en passant, mais je souhaite peut-être un joyeux anniversaire à nos confrères de Sud FM
27 ans. Et la grande radio Sud-Est. Baye Omar Gueye mi nga xam ne moom moo jiite rajo bi et tous ceux qui sont passés non moi dans cette di fàttaliku tamit suñu papa suñu doyen Babacar Touré. leen di quand même faire un joyeux anniversaire alors dañuy Mame Ndiaye xam naa nag sa palabre bi dama koy may rek ba lundi parce que il faut waa Tëngéej te ma am lu ma leen yóbbante te am na si voilà donc yéen it seen minute palabre mën ngeen ñu ko yóbbante si suñuy plateforme digitale bu leen fàtte danañ lire lépp bu sob yóbbante sànq nee nañ inondation moo leen tiital inondation bi moom tiital na ñëpp fi mu nekk ni du Saint-Louis rek de gox yu bëri la sànq ñi ngi koy wax nag ci biir journal bi kooku nga xamante ni moo di ministre de la justice garde des sceaux moom ñenn ci député yi li ñuy réclamer mooy que mu daal di démissionner Birahim Touré moom nee na keroog bi ñu amee séance plénière bi fële ci assemblée nationale propos yi nga xamante ni kooku di ministre de la justice mu di maître Malick Sall propos yi mu tenir donc ay propos yi nga xamante ni ce serait puni par la loi organique portant règlement à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Oui, parce que c'est quand même un ministre du gouvernement, ministre de la justice propos yi mu tenir mooy lan je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne moom la tàmbalee. Le président de l'Assemblée nationale da ko jox kàddu ne ko mën nga répondre ci interpellation député yi comme il est d'usage wax nañ la posé nañ lay question interpellé nañ la gannaaw la lecture de la loi ak yu ni mel maintenant da ngay ñëw pour expliquer wala pour apporter des réponses. Premier au coup de pied de l'âne ça a été mal perçu par ñu jàpp ni ñoom daf leen a joxoñ jàppe leen mbaam ni maanaam mbaam bu la weexee nga weex ko mbaam la loolu mooy traduction li mu yëkkati comme kàddu moom le ministre de la justice mais le problème qui se pose au Sénégal c'est que un ministre il fut un temps jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf il y a certains propos que tu n'entendras aucun ministre sortir ou tenir de sa bouche tout simplement parce que dafa am loo xam ne dañ leen ko mooñaale jàngal leen ko mooy nit da ngay doon ku respecter état ba pare république nekk sa yaram je le disais ñu ngi jooy ku mel ni feu Bruno Diatta parce que même ci wàllu na ngay doxee na ngay waxee fa ngay toogee la ngay def dafa am ñoo xam ne dañ ko war a jàng surtout si tu es appelé comme un ministre à représenter un gouvernement un état c'est pas seulement le président de la république moom mooy représenter on voit des ministres yoo xam ne dañ leen di woo ci ay sommets internationaux ñoom ñoo dem représenter le Sénégal dafa am posture boo war a am dafa am taxawaay boo war a am dafa am façon wax boo war a am c'est pas parce que c'est l'Assemblée nationale que tu peux te permettre de dire tout et n'importe quoi dafa am loo xamee ni ministre daf ko war a boo ko rombee da nga ko war a naw ci taxawaayam doxalinam waxinam mais bu dee da ngay gis ministre boo xamee ni da nga koy xoolee comme benn Birahim Touré va nu pied wala yu ni mel ça pose problème et ça je pense que séminaire xaw ma gouvernemental lañ koy waxee nga xamee ni da ngay toog ñu lay jàngal nan ngay bindee mais regarde même les communiqués qui émanent des ministères. da ngeen bëgg musique série ba ngeen bëgg lool te doo leen ko raté mukk da ngeen bëgg jàng ba noppi tàggat seen bopp ci xam-xam lépp lu leen di bëggal da ngeen si dem ba jeex kon bokk am leen kóolute gu mat sëkk si seen carte Visa mooy caabi bi leen di ubbil adduna bi ngir ngeen mën a bëggee ak seen carte Visa faj leen seen soxla jaaree ko internet wala point de vente yi si anam yu wóor te gaaw Visa si fépp foo leen bëgg nekk. am ngeen ngeen gu rëy waaw conférence la méga conférence la gëm sa bopp gi la ñu ne kañ la vendredi 9 juillet ajuma juróom-ñeenti ndooyen la ñu ne mooy dalal nag président Bougane Gueye Dany vendredi 9 juillet la de bu ñetti waxtu jotee 15 heures ca Mbàkke te boulevard Ndoyeen tey li la responsable mouvement gëm sa bopp ya nekk ca biir Bawol googee yëpp moo xam Bambey Angalma Sadio Daaru Kayal ñu ne woo leen ci ndaje ak
président Bougane Gueye Dany yaakaaru 2024 ngir un Sénégal nouveau ay waay dikk leen àjjuma 9 juillet ca boulevard Ndoye ca Mbacké ak fédération Bawol Gëm Sa Bopp képp koo xam ne nag bëgg nga caa am lu gën a leer wool Ibrahima Gueye superviseur ci 77 633 16 03 Avec un design audacieux, une calandre raffinée, un système d'allumage automatique des feux et des finitions haut de gamme, la nouvelle Hyundai Tucson affiche une nouvelle carrure. Elle se démarque ainsi de son prédécesseur. Bénéficiez dès à présent de ce modèle avec une garantie de 5 ans ou 100 000 km. Contactez-nous vite au 33 849 31 31 ou rendez-vous à notre showroom au kilomètre 4,5 boulevard du Centenaire de la commune de Dakar. Caetano, représentant officiel de Hyundai au Sénégal. Ah, enfin, je peux dormir tranquille. Vous vous sentez asphyxié financièrement par votre banque? Vous souhaitez retrouver votre pouvoir d'achat et vous lancer sur de nouveaux projets? Venez chez Ecobank. Nous définirons avec vous des moyens vous permettant de rembourser vos prêts à votre rythme tout en explorant de nouveaux projets. Jusqu'au 31 juillet, bénéficiez d'un taux exceptionnel de 5,5% pour tout rachat de crédit dans le cadre de cette campagne. Ne perdez plus de temps. Rendez-vous rapidement dans l'agence Ecobank la plus proche de chez vous ou contactez-nous au 33 849 23 00. Chez Ecobank, profitez d'un souffle bien mérité. Ecobank, la banque panafricaine. Offre soumise à condition. Il faudrait que ñu jéem a xoolaat tey jii nii ñi ñuy tabb seeni profil ñan lañ doon ak aussi ñu surtout wàllum homme d'état dafa ñàkk Sénégal donc il faut ma dellu si. tamit député yi ni ñu leen di élire. oui mooy tabb gi parce que tabb gi mode d'élection des députés ki nga xam ne dañ ko war a tabb mu nekk ministre ak yooyu yëpp je crois buñ ko xoolaat. Ahmed Aïdara maa ngi lay nuyu foog ñu xoolaat ko ndaxte ñenn ñi ci député yi ñoom nee nañ faaw ki di maître Malick Sall ñooy am kif briko wala ministre yi xaw a tane tuuti député yi ni ñu leen di tànnee yaas fay naa la nuyu naa ñëpp il faut que affaire bi di demee nii dañu leen di tuddee les représentants du peuple. Du peuple, tout à fait. ñu naan diw et le député du peuple maanaam diw moom député sa waa koñ. waa Linguère bu ñu la indee assemblée nga xam ne man dañ ma fal bi ñu ma fal dañ ma fal comme ni ñu falee Macky xam nga ay poste électif la nekkul ay këre mbooloo ñoo sànni carte comme ni ñu sànnilee Macky ne la boo demee ca assemblée. suñu jàmbat yi léegi mais Birahim ni ñuy defaree liste yi mais ay député Macky rek lañ mën a nekk mënuñu nekk député du peuple non maire yi mais ma jox la yaas ma jox ñun am nañ benn député suñu ko Guédiawaye tête de liste départementale la Benno Bokk Yaakaar déglu ma de Benno Bokk Yaakaar tête de liste départementale kon département bi ñoom ñoo la war a yónni de votel la il est le seul benn député boo xam ne dafa perte école am sur 45 centres de vote Benno Bokk Yaakaar centre yëpp la gagné ba mu des école 16 opposition centre boobu rek presque la gagné te député bi foofu lay voté mais loolu mooy wane ne kon kii waa ko ñoom yónni wuñ ko yow fi nga wotee ci boppam nee nañ la bul dem assemblée mais liste Benno Bokk Yaakaar bi gagné na ci département bi yëpp yaay tëdd liste nga waa kooku nan ngay teewalee sa waa koñ léegi nag nan la fa mbir mi ni nekkee xeex saagante parce que Macky day jékki-jékki ñu ne Macky reçoit ses députés maanaam de la coalition Benno Bokk Yaakaar Macky mooy toog fi mu toog ne Guédiawaye tëdd liste bi diw ki ci topp suppléants yi diw ak diw Linguère diw léegi laaj ay alliés tamit léegi bind defar ce sont des députés de Macky et non des députés du peuple moo tax affaire bi nii rek la fay mën a demee quoi àndul ak ñoom ñu doon mais aux États-Unis en France parlement bi da ngay dem mais xoolal su vote amee day am suspense est-ce que républicains yi ak démocrates yi tey léegi nga gis ko bokk fii voté ko bokk ñu ñoom ni ñuy dox léegi mais fii suñ ne projet de loi tel dañ naan day jàll comme lettre à la ñun amuñ
waaye il y a la majorité mécanique. mais tu peux avoir une majorité mécanique ba muy ñetti yoon. nii dañuy xool leen xam ne lii léegi lii. jaaduwul. waaw. ah dëgg la El Hadji Ahmed Aïdara le grand maire de Guédiawaye l'éminent par force. nuyu di la dalal di la ziar si sa waxtu. fay naa la de. da nga def sama heure ñëw na mais ana. waaw mais dama doon nuyuwaat si rek xam naa dafa biddanti. ma mbay moo ko xam ne. monsieur le maire. bu xoolul ci défaitu France bi contre Suisse lu la neex defal. waaw. wóor na yàlla. en tout cas moom sa génération kàcc ngi fi. xam nga mafia baa ngi fi. mafia tous tasarang fi. bu nekk ngi fi. non lu leen neex defal xale yi léegi moom mooy loolu foofu. oui monsieur le maire. ak ñoo efficace. ñun xanaa ñun ñoo bokk fu ñu ñawloo. oui ngeen ñu direct. avec un tout petit peu de nuancé mais c'est vrai. Et même couleur, c'est très bien. Mais cette couleur dafa rafet la. Très joli. parce que boo jëlee jël bii moo lay jox bii. Très bien ça. ku leen solal. non man dañ ma may foofu naa ma may. yow nag ku la solal. Mohamed Diaw jeune frère Beaux-Arts Couture. ah foofu. Beaux-Arts Beaux-Arts Couture. très bien Beaux-Arts. man yow nag ku fi jaar. man Famadi sama rakk la. très bien man laaj ma Famadi sa Colobane. laaj ko man laaj ma. ku la ñëwal monsieur le maire. foofu na couture. wala da ngay sax rek waaye xam nga ne lii foofu na couture. yaa ko jëlee sa bopp. Yaas yow it ne la foofu na couture. ASC Cité Dioum Xom couture. non tur bu ma neex na. waaw ñi ñaaxee. dama koy laaj rek. ñii ñaaxee foofu la bokk tur. moom si kii ko kii. ñi ñaaxee bokkoon si chorégraphie bi. bi génne kaay ñëw ak ñun ci. xale la de beneen élève ko rey. ci lycée bu Parcelles. mu nekk lu doy waar. waaw lu nekk lu doy waar. Thierno Alassane Sall yekk na lu mel ni xeme. njiitu jëm ci wàllu musiba mbaa bokkumba. en catastrophe président Macky Sall amul morom benn la fi xam nga dañ naan Gloria amul morom benn la fi mais en matière de tojaange gaaf tey Gloria ngeen def sax ndeysaan. voilà non. Gloria man yooyu yaas. yooyu man loolu lay bañ a dégg. wuy ma dugal ci yooyu. bu ma dugal ci yooyu rek. mais doon naan Gloria. parce que fii nga nekk yow ay affaire Gloria ba ñu ngi di kii. yow nee nañ la ñun nous incarnons une opposition radicale locale. damay préciser de local la politiser pour lan la. waaw non bu ma ko waxati. meew la di. gox baa la yitte. ñun liñ bëgg mooy gox ba ña fa ne ñu football lañ te buñ leen di football dañ leen di droit. gis nañ ko fi ne day ponché meew lan ak sa meew beeg soow bi ak kii bi ponché ko naan de moom nee da koy naan da koy war a. moom loolu la wax de nee naa ko moom moytu. Walf Quotidien ñëw ak fii. suukar su bari si gis nga baax. front de résistance bi ak M2D kan moo ëpp doole. est-ce que du xaw nañ am doole yem doole de. gaa yi xaw nañ yem doole de. Sonko nag lañ ci jëm baaraamu tuuma nguur gi nekk a ngi nii ay tournée Macky Sall yoo xam ne dañ ne yaay mooyoo économique la dépensé alalu askan wi ci boppam loolee di yoon ba su ma bili nañu gendarmerie nationale am na gan gu bees kilifa gu bees c'est le général Moussa Fall la Moussa nag nee na la ko tax a jug daal du dara lu dul kaaraange intérêt wu Sénégal dégg nga loolu Bilaay. waaw dégg naa ko. voilà Sud Quotidien ñëw ak ci yaas. naam. amale élection locale yi. juboo am te di wàllum consensus. kaas ñaxtu bañ caa am. Macky mën na ko mënu ko ah laaj waa ngi parce que lu mooy juróom-ñaari weer moo dex suñ diggante ak élection yi. le mode de scrutin du maire au suffrage universel direct. maire boobee bu dee am na jafe-jafe moo xam démissionné moo xam mu dee wala mu dem ba tële ki koy remplacer les acquis li ñu am ci dialogue bi danañu ko appliquer waa wala déet yi ñu jotul a juboo est-ce que Macky ci juróom-ñaari weer yii mën na ko mënu ko source A mooy indi tontu li dafa mel ni ñaari rédaction yi de dañoo defoon benn trait d'union bu ndaw rek seen diggante parce que source A nee na dëggal loi bi nga xam ne futur code électoral bii di ñëw avant 23 juillet loolu laa fa expliqué barki dem course baa ngi ni contre la montre ngi Macky lan lay daw nii
nee na Macky il faut mu njaabal enjambé njëkkante balaa le 23 juillet bii di ñëw lu ko mooy CEDEAO merci Ibrahim tu as deux points de plus pour le prochain devoir dégg nga parce que semaine bii di ñëw nii semaine bii day la vendredi samedi dimanche lundi wutali vendredi ba di ñëw commission politique u dialogue national bi ci moom dana jébbal ministre intérieur toñoo rapport global bala wi nga xam ne nag ca la ñu indi ay coppite parce que gars yi actuellement ñu ngi séminaire ni waaw ñoom Djibril Diop ñu ngi séminaire suba lay jeex Antoine Diome nag rapport boobee la jël jébbal ko njiitu réew mi point yi ñu d'accord ba xam Macky dana appliqué point yoo xam ne tamit désaccord jubóowuñ ca mooy arbitré yi xanaa ko koy Macky Macky le soleil yéene kaa ñëw ñun ci ordre du jour réunion dag naat dégg nga élection locale ak d'hiver l'ordre du jour numéro 1 du général Moussa Fall yaas loolu normalement lan la war a nekk kaaraange rek dégg nga réew mi quotidien ñëw ak ñun ci gis nga déclaration de patrimoine yi waa mais obstacle yi nga xam ne moom mooy tere ñii dem defi seen déclaration de patrimoine mais loolu lan la lii quotidien ne mais pourquoi ça coince toujours pourquoi ça sur 1000 et quelques assujettis maanaam ñoo xam ne neex naqari dañ ko war a def mais Mambay plus de 400 ñi ngi toog seeni bureau ils ont un budget d'1 milliard plus 1 franc wala 0 virgule nangam franc parce que 1 milliard jëm kaw rek yow da nga war a dem defi déclaration de patrimoine te kenn demul ni waaw mais non lii du dëgg bañ sañ a nangu ñëwal ñun ci waaye diggante Ndakaaru Njaay jël joo waaye ak Guinée Bissau waa département d'état américain bii moom yaas mais son rapport là trafic sexuel diggante fii Ndakaaru ak Bissau ay diplomate cité nañ leen ca tourisme gi moom maar de Italie ay gone ca boppam ñu ngi ca biir ci diggante Dakar ak Ndar ak trafic sexuel bu demee nan la kéemtaan la xanaa jaayu gone ak PDS ki te ñu ne dañ koo sànnee 2e étage enquête préliminaire bi daal xam naa ne confidence yi mu wax doy na waar dégg nga loolu 2e étage waa ji ko song daa jékki-jékki ni bu xam ñe fekk ko biir néegam génnee ngànnaay laal ay takkaayam ak 50 000 am yemu ca de bëgg a yegg ca kaw rapport sexuel non protégé bonjour les dégâts moom it reconnaître na ne tamit moom day jaay boppam day liggéey moom militant day na waa loolu beneen kaa la beneen la kaa ci biir kaa yi voilà libération yéene kaa ñëw ñu ci waa impôt ak waa cadastre fii laa woo ya ca Géejawaay ndaataa talax gu ndaa naat noos coopérative agent au cadastre yi 5 hectares lañ jëlal seen bopp te xoolal 20 mai avant même ñuy déclasser site ba ñoom fekk laal nañ 5 hectares syndicat des impôts jël 4 hectares ca Wakhinane Nimzatt 4 hectares ca Golf 6 hectares ca Gàddaay le témoin yéene kaa ñëw magistrature yaas xam nga manees bi lan moo koy indi ci biir magistrat yi exécutif du palais bii nga xam ne jël nañ seen loxo nu ko ciix dugal ko ci biir wàllum retraité gii nii ngay retraité ji kumba am ndey kumba amul ndey ma am ca lëf la doy na waar laas yéene kaay nañu mbir mi nag daaf mais daaf ñiy liggéey direction wu ci allahu akbar daaf gi ñu defaree carte d'identité mais pour sa carte d'identité nga jot sa rek mais doom bu góor la benn waaye bu nekk Tambacounda xam nga la def topp ci carte d'identité ba sonn ñëw daaf am koo xam ne daf ko filmer vidéo carte d'identité ne ko sa carte d'identité ngi nii yónnee ko vidéo bi mu ne ko lii lay wër mu ne ko 65 000 nga may jox 65 000 mu dem porter plainte Tambacounda
police Tambacounda ne incompétente parce que kooku Ndakaaru la ne. mu ñëwaat fii au niveau de la DAF. toppat encore kilifa yi waa ji ba biig ba démb mujjul fenn léegi waa DAF commerce daal lañ ko def ay carte d'identité jàmbur ay sénégalais. waaw juddoo fi yoroo fi màggee am carte d'identité war koo retiré ñuy laaj ay 65 000 pensez-vous que ça c'est normal. waa DAF am nañ problème. non dama lay laaj ba xam loolu est-ce que c'est normal. beneen cas mais est-ce que tamit 1247 assujettis la ñu wax ñoo xam ne neex na xarit dañoo war a def déclaration de patrimoine 459 di violer la loi. lu ñuy nëbb. Seydou Ndiaye Diakhaté OFNAC nee na fii nag laa si nee na une loi n'est jamais parfaite day am ay vide am ay manquement. c'est la loi sénégalaise on va dire. lii daal doy na waar maître Malick Sall nag ci dossier Ousmane Sonko wax na ca li ñu naan ko wax feeñ parce que maître Malick Sall Birahim nee na gis nga inculpé mënul ñàkk jam baaraamu tuuma parce que diw tuumaal ne la yóbbu la ci yoon waaye prison bi non mënuñu woon a tëj Sonko. mandat de dépôt amu fa yo. déedéet. ana preuve yi preuve yi wane loolu nag enquête la te PV itam li mu wane. mooy ne mën nañoo weddi de ne viol amul. garaaw. waaw. nee na PV yi boo ko liiree ku ko liir de mën ngaa weddi ne viol amul. li ñu mënul benn nag mooy relation bi moom ma nga fa. ku góor ke ku jigéen ki moom ku liir PV yi xam ne xamante nañu bu dee xamante ne délit la ci réew mi nañu ko teel a wax. dégg nga loolu yow. dégg nga loolu est-ce que du terrorisme loolu. moo tax réew mi quotidien ne mais Birahim le secret d'instruction a été violé par le patron de la justice même mooy maître Malick Sall. bu demee ba joxe ay éléments ne tëj amu ci yoon ndax éléments yi ngis éléments yooyu lan la prison mënu caa am wuy ma viol amu ca mais relation ba am na ca mais le secret de l'instruction merci beaucoup Birahim tu as 4 points de plus Birahim yow tu suis de yow au moins boo ko ñuy sëgg seen téléphone yi en classe surtout les filles là. kon dafa am ay fii. xawma de. jigéen ñi moom classe seen téléphone yi. mais baax info yéen kaay ñëw ñu ci honorable Montey waaw kay tere yi moom la laal li ñuy joxoñ da koo laal mi ngi nii le peuple sénégalais n'acceptera plus qu'un président fasse 3 mandats quels que soient les textes moom laa la waxoon mais même tey bu ko constitution bi sax mu am lëndëm sax mais moral moo ko mayee tul ba pare bokk Benno Bokk Yaakaar dégg nga loolu direct news ñëwal ñun ci Ablaye Xuma nee nañ day gañe Kaolack de ma ngay social APR la et cetera waaw kay général baa ngi nii Birahim général baa ngi nii Moussa général baa ngi noonu dégg nga loolu Belgique Italie voilà Belgique Italie record Euro 2020 voilà Euro 2020 gars yi léegi la ñu bind 2020 gars yi ne ñii xanaa ñii dañoo juum ñu ngi 2021 corona bee taxoon moo tax dañ koo arrière corona bee tax de lépp corona gaa ngi fi ba tey andi date mais estaat yi xumb nañ ne yaa si léegi ba kañ lundi rek incha allah non tey yaa info yi dafa kii mais bàyyil ba kii la loi sur le viol là. waaw loolu foog nga ñëwaat te boo demee sax tës fi mu ne. waaw laata ngay tàmbali ngal la rek laaj dama la ko ñaan rek. commencé ci ubbee ci loolu dama la ko ñaan c'est important. ay 5 ans. parce que ñu bëri xamuñu ko daal te. Fanta Traoré bu ñu moytuwul kaso yi dana fees Fanta Traoré je pense que c'est Fanta Traoré ah. ce serait dommage franchement. voilà maa ngi lay jaajëfal nag El Hadj Ahmed Aidara. soxna Diallo day ñëw croisement bi. waaw non suba samedi. incha allah waaw non guddi gi rek. il faut ma dem xam nga cantaa gi nag fa la jollee de. xanaa xamoo ñu bëree bëri xamuñu li waral croisement Cheikh Béthio mais fa la dëkkoon foofu ate ñëwal ñu dem. merci beaucoup El Hadj Ahmed Aidara. merci merci beaucoup merci Ahmed.
ay ca léegi nii dañuy faram fàcce xibaar gi mu jàppandi ànd seek El Hadji Birahim Touré ak El Hadji Mansour Diop day waaj a ñëw incha allah ak El Hadji Mombay Ndiaye. boo war a am c'est pas parce que c'est l'Assemblée. Bénéficier d'un taux excellent. reçoit ses députés maanaam de la benn député parce que Macky day jékki-jékki ñu ne Macky reçoit ses députés maanaam de la coalition Benno. waat si xam naa dafa biddanti. frère Beaux-Arts Couture. musiba mbaa bokkumba. waaw non bu ma ko waxati meew la di. Macky Sall yoo xam ne dañ nga yaay boo yoo économique la. dépensé alalu askan wi ci boppam loolee du yoon box mobile nañu gendarmerie nationale am na gan gu bees. président de local la waaw non bu ma ko waxati meew la di. gox baa la yitte. ñun liñ bëgg mooy gox ba ña fa ne ñu football lañ te buñ leen di football dañ leen di drop. gis nañ ko fi ne day ponché meew lan ak sa meew beeg kii bi ponché ko naan de moom nee da koy naan da koy war a. moom loolu la wax de nee naa ko mu moytu. Walf Quotidien ñoo ngi fii. suukar su bari si gis nga front de résistance bi. M2D. mais xoolal dañ ma fal comme niñ falee Macky. De 5 ans ou 100 Bénéficier d'un taux. xoolaat tamit député yi ni ñu leen di élire. oui mooy tabb gi parce que tabb gi mode d'élection des députés ki nga xam ne dañ ko war a tabb mu nekk ministre ak yooyu yëpp je crois bu ñu ko xoolaatee dinañu mën a permettre au moins Alaaji tam loolu foog ñu xoolaat ko de El Hadji Ahmed Aïdara maa ngi lay nuyu foog ñu xoolaat ko ndaxte ñenn ñi ci député yi ñoom nee nañ faaw ki di maître Malick Sall. da ngeen a xamul ni tubaab yi noonu la ñuy naanee café rek. café bu am tuuti chocolat. café bi du am sax suukar. Yacine ku xeebul sa noos kenn daaxul a noos. tey Birahim xeebul noosam benn yoon. ayca ñu koy door ak jëwriñ bi ñu dénk wàllub yoon ay député yu nekk sa pencum ndaw yi réewam ñooy sàkku mu tekki ndombal tànkam la ko waral moo di kàddu yoom yëkkati woon ba ñu doon rek voté modification code pénal ak code procédure pénale ba. ki nga xamal ne kon du tontu mbaam buy wexee loolu moo metti député ñu nekk ci dajale ay xaatim mu di ab pétition ngir nag sàkku moom mee di maître Malick Sall mu tekki ndombal tànkam ci gouvernement bi leerali ak député Aboubacry Thiaw lay doon ci ay kàddu yam mu ca yëkkati. xam nga
ministre dafa war a tamit jox respect député comme ni ñëpp war a joxe respect député évidemment député itam dafa war a jox respect ministre ak keneen ku mu mën a doon waaye keroog daal baat yi jóg ci assemblée bi jóge ci ministre bi jëm ci député yi de manière générale loolu kenn rafetluwu ko loolu moo tax nag pour l'honneur de l'Assemblée nationale demander le président Macky Sall ni ko rek relevé wax dëgg yàlla ministre de la justice ndax keroog moom nekkul woon à la hauteur de la tâche que le président de la République lui a confiée. alors le député du peuple ban jàngat ngay def ci député yi nga xam ne ñu ngay sàkku ci maître Malick Sall mu tekki ndombal tànkam ca si gouvernement bi. non am nañu sañ-sañu métit la comme lu jaaduwul surtout kilifa bu fekkee am na nooy waxee mais jàpp naa ni comme baalu na itam Sénégal toll bu dënn yi jógee te nit ki wax nekk kilifa man wóor na ma ni boo demee tey ci xolam moom bokk na ci utilisation moo boobu parce que man na boole ci itam kilifa la mais nag kuy wax yaay juum li arab di wax fóotul jawaad man jàpp naa ni comme métit lu nañu ko ba ñëpp xam ko ñu wan ministre bi ni ko am nañu fullay jaar fi ñu war a jaar bu fekkee def nga loo xam ne jaaduwul après nañ ko fekk seen nañ ko rejoindre ci njuumte googu après ñu baal ko quoi ñu bàyyi mu sedd parce que fi nekk nag tiraillement ak fitna bi nekk Sénégal yokkaat ci leneen aussi nañ ko baal daal comme baalu na quoi. Birahim ban chance la ñu am si seen pétition boobee ngir maître Malick Sall tekki ndombal tànkam. pour être clair aucune chance parce que bu dee tourner rek jaru ko mais il n'y a aucune chance pour que mu tekki ndombal tànkam mais nag comme dañ koy waxee nag am nañu droit parce que c'est une question de légitimité am nañu droit ne ni diw ni mu waxee ak ñun soit sanction li ñuy soxla ci moom sanction bi nag ñoom dañoo jàpp ni mooy mu démissionner wala ñu dàq ko mais je ne pense pas que cela puisse aboutir. ayca dañuy dese ba day sandi sa pencum ndawi réew ma bi ñu doon voté loi bi ñeel wàllu modification code pénal ak code procédure pénale ba sa pencum ndawi réew ma sunu naataango Alassane Balde ba muy def ab liggéeyam jàppale ne kon dañu doon dal sa kawam ak ay takk der loolee nag Maimouna Bousso ba mu ko gisee mu doon dem di intervenir moom ci boppam dafa joxoñ baaraam ki nga xam ne rek moom mooy commandant de police Saliou Ndao ne kon dafa dal ci kawam jaay ko doole démb seeg janox taskatu xibaar yi njiital mouvement force citoyenne nee na du bàyyi mu yoon ndax dafay porter plainte ñu ànd sax Léopold Tamba. waa mim réew daanaka ñii di policiers yi léeg-léeg doole gi leen loi bi may ñu jublu ci toroxalay citoyen yi ñoom ci anam gu méttee métti ajuma gi wees ak mbiru manifester projet de loi bi ngir indi ay coppite ci code pénal reporter Sen TV ab policier moo ko pamti te moo ne day liggéeyam rek la doon def. te jàpp nañ li waratul mën a am mënuñu nangu aussi tout le temps journaliste ñu leen di dóor wala ñu leen di bunduxatal te gis nañu fa ñu jëm ci élection yi ñu demal tension bi am ci réew mi kon jàpp naa ne bu fekkee ne taxawuñu tamit pour daqal ko. soxna sii di seede ni ab xadar gi nga xam ne moom la policier bi àndal mënoon naa jur ay musiba. ët koo xoj daal di koy sës ci benn oto nar koo gaañ man nii ci laa intervenir ci laa ko ne na moytu gaañ ko ñu jóg ñun ñëpp daal di ne ko na ko bàyyi. mu wëlbatiku wañaar suma loxo. gis-gisu ndaw si policier bi def ñaawteef gu ni ci moom. ci mbiru Bassirou Faye mu étudiant boobu ñu rayoon jàppoon nañu ko ci ba yóbbu woon ko rëbës moom ak mbokkam bi ñuy wax Bougaleb ñuy laaj lan moo war a mën a tax koo xam ne mës nañ laa cité ci mbiru violence envers des peuples ñu bàyyi la ba léegi nga nekk ci kanamu askan wi mën a tollanti wala mën a dugaat ci lu mel noonu. Sénégal nag ñii di yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama mësuñoo tàyyi di joxoñ baaraam ñaawteef gu ni mel ndax policiers yi ñoom sàmm kaaraange askan wi ñoo koy def nag ba yóbboo ñu xam ne daa sofaana ak li nga xam ne moom la yoon digle. gannaaw Maimouna Bousso yaakaar naa ni it groupe des médias ñoom fas yéene nañu porter plainte ki nga xam ne rek moom moo dal ci kaw Alassane Balde El Hadji Mansour ndax njortees nga ñu ne kon boobu la plainte mën na aboutir it. bien sûr dina aboutir parce que commandant Saliou Ndao moomul yoon citoyen ko reconnaissance tenue bi mu sol ak couverture bi mu am ba bu la dóoree doo fayu bu la saaga doo fayu mais loolu moom la ko yoon jox mais ñun tam yoon jox boo nekkee kilifa di former ay nit yu bëri ci wàllu police dafa am looy moytu et puis souvent dañu di poser ay questions commandant Saliou Ndao lan mooy problème ak presse bi parce que wax nañu bu weesoo problème bi amoon ci Fatou Bassirou Faye nga xam ne tey bu fekkoon tam man la wala kaneen ak âge yi ñu am dañuy moytu di ko duggal ci lépp loo xam dañuy coow parce que yàlla sauvé nañu dimbali
problème boobu noonu déjà am na ci ku des ci biir kaso ba léegi di ab policier comme moom Bougaleb. tey bokk nañ ci ñoom ñi ñu cité woon comme ay policier ci ñu seen loxo la bakkanu étudiant boobu des moom yàlla seetal ko ci loolu benn chance la. bi ci des ñun journalistes yi ñun suñu génération man ay Birahim ñoom Ablaye Mbow ñun ñëpp remarqué que moom fu mu fekkee dajaloo journaliste day jël grenade sànni leen. xamee nañ ko bu baax a baax donc lan mooy problème ak journalistes yi policier boobu. ñetteel bi ci des répété waat na li mu daan def ci suñu génération ñun répété waat na ko ci suñu ay rakk ñoom Alassane Balde da doon fekk journalistes yi mu dindi grenade sànni leen dañu ko xàmmee bu baax a baax léegi nag moom xaw na âgé parce que tey ñi doon ay commissaire doon ay mag ci biir police moo leen formé ñu ëpp moo leen formé kon moom mag la lee moo retraité am na suñu âge ñun wala moo ñu mag ñun moo ñu mag donc pourquoi muy duggati ci yooyu noonu di jël ay xale di leen doo léegi nag yooyu yëpp mu def noonu ak xam-xam bi mu am ak lu bon sutura bi ko yàlla suturaal ci wàllu police daf ko war a honoré muy jiital médiation mais xale yu police yi ngay jiite ci sur le terrain bu ñu couvrir journalistes yi di def yoon yow nga ñëw jalgati yoon di indi violence dugal nit ci benn violon di ko dóor ak di ko saaga ci âge bi mu am noonu jaaduwul léegi nag comme la mu def jaaduwul te yoon a ngi fi Alassane daf koy topp ci yoon ak groupe bi yëpp ak la presse nag ñëpp dañ ciy jàpp soutenir ko avocat yi ñi mën a am pour moom commandant Saliou Ndao ñu xamal ko ni sol na tëni mais sénégalais la am na loo xam ne sañu ko parce que fi mu nekk noonu am na ay nattango yu police ci commissaire ba sax ba ci commissaire Guèye bi nga xam moom mooy jiite tey relation ak presse bi ak relation publique ak police nga xam ni dafa ubbeeku baax woyof modeste donc na rëy ci ñooñu nga xam ne ay rak ñu ko ci police tey commissariat central ak presse bi boo fa demee da ngay mel ni fa nga dëkk mais pourquoi moom mu mel noonu ci ay problème yu bëree bëri yoo xam mënuñ ko tudd Saliou Ndao ci fii Saliou Ndao ci fii Saliou Ndao ci fii lan mooy problème am moom commandant Ndao avec la presse voilà laaj boobu la sax ndax rapport de force war naa mën a am ci diggante takk-der yi ak taskatu xibaar yi Birahim du ma wax taskatu xibaar yi mais population yi de manière générale chaque 4 avril boo xoolee thème bi day tourner autour des relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations ça veut dire que mais forces de défense et de sécurité xam nga luy leen différencier ak policiers yi ak population yi tenue bi ñu sol la amul beneen différence ndax bu ñu wàccee dañuy simmi tenue nekk ak askan wi moi je connais pas mal de policiers de gendarmes de militaires ñoo xamee ni samay mbokk a ngi ci say mbokk a ngi ci mbokku Mansour a ngi ci le plus important mooy dans ce genre de situation que les gens sachent raison garder du ma citer qui que ce soit mais muy police muy gendarmerie muy ñi nga xamee ni dañu nekk seen liggéey muy presse muy ay manifestants muy keneen ku mu mën a doon dafa am ay normes yoo xam ni dañ ko war a teg ci li ñuy def policier bi am na foo xam ne waru amul sañ-sañu àgg fa mais koo xam ne da nga ko ne da ngay liggéey d'accord waaye waroo liggéey fii y a une manière de le dire man il m'arrive rencontrer un homme de tenue muy police wala gendarmerie nga won ma yar boo xamee ni mais dama lay naw ci li ngay doxale même dans la circulation parce que da ngay am façon booy waxee ak nit ki won ko ni je te respecte mais di nga daje kenn koo xamee ni mais yow tenue bi mu sol da nga naan kii amul sax sañ waruñu ko jox tenue mu koy sol parce que façon bi muy doxalee wala façon bi muy waxee mais tout ça mooy li ma doon wax sànq y a une manière aujourd'hui boo xamee ni ci wàllu yar boo xamee ni dafa génn ci askan wi dafa génn ci kër ci kër yi police da nga fay dem ñu former leen mais dans la formation yooyu yëpp ngay wax muy wàllu politesse muy wàllu tenue naka ngay waxee naka ngay defee boo waree jël sa matraque naka nga koy utiliser ba nga xamee ni doo ko dugal wala dóor ko nit ki ci ay parties yoo xamee ni mën na ko indil yenn jafe-jafe irréversible yooyu yëpp dañ la koy jàngal mais malheureusement comme dans tout corps de métier y a ce qu'on appelle des brebis galeuses dina am ñoo xamee ni dañuy daanaka wuute ak ñeneen ñi il parlait tout à l'heure du commissaire Mohamed Gueye et d'autres comment ki jiite tey commissariat central le commissaire nga dem un commissaire Madjibou Leye de Guédiawaye qui a été à Mbour c'est-à-dire ci police tu peux citer pas mal de commissaires ou de policiers et cetera ñoo xam ne ils font leur travail mais sans tambour ni trompette et de manière bu baax te du am benn jafe-jafe mais nag comme dans tout corps de métier comme ba ci presse bi ñu ne des brebis galeuses mais dañu xool nu ñu koy defee ba nga xamee ni diggante bi du xajamee noonu
voilà wàllu politique sax la ñu yàddu jëmale wutali sa Mbambiro rax di doon te mbagg gi dox si diggante responsable APR yi bi la yoon nag adjoint maire bi di Modou Diagne Diop maire ba di nga xamal ne kon na muy doxalee sa gox ba soo moyul waa APR dañuy ñàkk foofee looloo sabab moom mu takku taxaw fas yéene samp ndëndëm te nee na sax moom noppi na ngi doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar sa commune ba ñu teewlu ay kàddoom. ñoom ñëpp ak kilifa yi fi toog décision bi ñu jël te ñaan ma ko mooy Modou dañu bëgg suba nga jiite la liste de Benno Bokk Yaakaar au niveau de cette commune. loolu nag commune bi nga xam ni mooy nekk commune Bambilor mooy déversement démographique de la région de Dakar mooy ni que Dakar fees na doomu aadama yi fii lañ mën a dëkk si mais malheureusement kii nga xam ni tey mooy yor maire bi saaxee nu suuf si ba nga xam ni lotissement yi fi def yëpp c'est des lotissements irréguliers c'est des lotissements clandestins loolu nag boo ko waxee toujours dañu tiit moo tax léegi violence moo leen dese te violence nag c'est des signes de fin de règne mënuñ leen ko tey ci violence de versé gis nga tout à l'heure yónni nañ fi ay ñaari def yaa ñu dëppal fi ñaari weer ndaw mais Moussa Diop mboolem xeetu leen ndax de xeetu leen au prix de nos vies dañuy assurer président que ñu nañ ko koy commune bi. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di usine Kër Momar Sarr ndax xam ngeen ne ko lu toll si téeméeri junni ci ay mètre cube d'eau dana ko dugal ci réseau bi ka ko xamle moo di jëwriñ bi dénk wàllum ndox meex assainissement nee na nag usine Kër Momar Sarr bi nga xam ne dana tàmbalee dox Serigne Mbaye Thiam mu yëkkati yooyu kàddu gannaaw rek ba mu doon teewee ab lancement élaboration benn chemin directeur bu aménagement ak gestion des ressources en eau ñu teewlu sa Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye. ni askan wi yokk ak sàkkuteef yi ci wàllu ko ndox tax ba léegi saytu bu mucc ay war ba noppi jàmp gëstu yi mu war a wéy ci diirub ñetti at. léegi ñu jegeñ fukki million ak juróom-ñaari lim doomu aadama ci Sénégal xam nañ ne fekk juróom-ñeenti at danañu yegg incha allah lu mat ñaar fukki million ak ñett. su fekkee ne yegg nañ fa il faut que limu doomu aadama boobu su fekkee ne da ngay jiite réew def ay prévisions. usine bu yees bu Kër Momar Sarr tàmbali naa dox ba am la muy dugal ci biir réseau bi yenn ci askan yi daawul woon am ndax war nañu ko nemmeeku lu ni mel ministre Serigne Mbaye Thiam di ko wéral. KMS 3 moom pare na. parce que ndox mu am doole moomu bi mu ñëwee ay fuite yu bari ay réparation yu bari yooyu def ci tuyaux yooyu parce que tuyaux yi gëj nañoo am doole bu mel noonu looloo tax yenn saa yenn quartier yi lu mat ay ñaari waxtu ñetti waxtu ñu manqué ndox dam lël bi nekkoon occasion ci lëkkale parti yu ko séex rawatina gouverneur yi xam ni sax ñenn ñi dañoo teewoon ña des ànd ci weccante yi gannaaw jumtukaay xarale yi. député du peuple xanaa gox yu si mel ni kon Medina Fall sa Thiès saa su ne ñuy dégg seen jàmbat xanaa nañ am ndox de. fii ci Dakar itam bu ñuy xanaa daañu am ndox am na ay quartier Birahim xam na cité Batrin bu baax. Ça fait presque 3 semaines ñu ngi souffrir Ouest Foire fi ñu ngi am problème mu ndox et sans compter jamono yeneen quartier yi nekk ci Dakar nga xam ni tey bu fekkee annonce boobu ñu def ndox mi yëgsi na ci Dakar duñ ko gëmee jamono nawet baa ngi ñëw dañuy gën a soxla consommation wu ndox mais nag annonce bi dañ ko war nag jëfee. Sénégal mooy dëkk boo xam ne réew moo xam ne capital bi toujours dañuy jàmbat ndox xanaa war nañu ko mën a amal sax benn solution définitive. te loolu la ñu yaakaaroon ci bi ñuy privatiser ndox mi muy dugg ci loxo yi waa Sen'Eau qualité quantité ak. loolu la ñu yaakaaroon. voilà mais ak mu xaw a yomb accessible mais yooyu yëpp daanaka benn amu ci qualité bi xam nga ni des na. quantité bi moom ndox mu doy lu ñuy wax quantité. gi ndox dafa yokk. consommateur yëpp gis ni ndox dafa yokk parce que yomb na ci nga comparer say facture même bu fekkee demuñu ci seen machine yi boole ci itam ñu xool Sen'Eau ci gan anam la jëlee ndoxu Sénégal parce que boo dem bëri na ci ay dëkk yoo xam te boo fa demee ci Sénégal ndox mi day génn ci loxoy OFOR ga mu nekkoon dugg ci loxoy waa Sen'Eau alors dafa fekk ay installation yoo xamante ni bii moom defu ko fa dik ñu koy exploiter mu ñëw imposer nit ñi yeneen abonnement yu bees yeneen xeetu exploitation yu bees yàq installation ya fa nekkoon def fa ay tabaxam yu bees misaal sama dëkk campement Ngexoor te xamuñu ci yenn condition la ndox moomu jóge ci loxoy Agifor bi ko yoroon dugg ci loxoy waa Sen'Eau bu ñëwee koy fekk fa ay branchement fekk fa forage daanaka yow indiwoo lu dul ay
ay coppiteef ci wàllu xar kanam ay bureau sax da nga ko faa fekk defe naa ni nit ñi ngay utiliser seen ndox ba di leen fayloowaat yeneen ni abonnement yu bees wax nañoo xam seen abonnement yu jëkk yi ana xaalis bi wax nañoo xam ni itam ci yenn contrat nga jëlee seen ndox moomu yooyu yëpp yoo xam ni la dafa war a leer tey ci Sénégal yi yokk ci ndox mu doyul mu nekk beneen problème boo xam ni dañu desoo nawloo dëgg-dëgg ci anam gi ñuy joxe ndox. wàllum ndox mi fii ci réewum Sénégal kon nag jafe-jafe yaa ngi fi ba léegi donte nguur gee ngi def ay jéego. te non seulement mu ngi jéem ay jéego parce que gis nañu fi ay forage yoo xam ne ba ci biir capitale bi dañ ko fi taxawal fu ci mel ni fii booy dem yaakaar naa fii ci Nord Foire ak yu ni mel mais xam nga l'accès à l'eau ce n'est même pas ça doit pas être un privilège c'est un droit. C'est un droit. boole ci tey Sénégal dafa bokk ci kuréel yi nga xam ne daf ñuy signer ay convention ak yu ni mel ba pare am lu ñu woowee objectif du millénaire pour le développement ci OMD ak objectif du développement durable yi nga xam ne am nañu ko bokk na ci l'accès universel à cette ressource muy ndox léegi am na ay jéego yoo xam ne ñu ngi koy def wax nañu ci wàllu Kër Momar Sarr et cetera yoo xam ne ñu ngi koy ubbi mais est-ce que tu sais que Mambé sur le plan mondial dañ dem ci benn situation boo xamee ni ndox dafay ñàkk ci réew yu bari pour ñu am accès à l'eau mu poser problème moo waral ñu indi ay coppite yu bees désalinisation de l'eau ba nga xamee ni ndox ba ngay utiliser par exemple ci bay ak yu ni mel dootul bokk ak ndox ba nga xamee ni nit ñi dañ koy mën a jëfandikoo wala ay usines de dessalement d'eau wala de traitement d'eau am na ñoo xamee dañuy jël ba ci ndoxu foos yi nii traité boo xamee ni dinañu ko mën a utiliser ci wàllug jur gi wala ci wàllug mbay ak yu ni mel donc il faut nécessairement que Sénégal adapté wu par rapport ak liy xew sur le plan mondial mais adaptation boobu nag ci côté politique bi ñuy taxawal lay doon te loolu nag régime bu fi nekk moo ko mën a taxawal nguur gi fi nekk mbégte la ñu am ci nanu yoree sunu gaf ak réew mi diggante 2020 2021 ko jëmmaal moo di jëru ñu dénk wàllum gaf ak réew mi di Abdoulaye Daouda Diallo mu ngay xam ne kon donte réew mi nag nekkoon na si ay jafe-jafe waaye nag seen i recette dépassé na sax lu ëpp fukki milliards ak juróom-ñaar suñu koppar te yoralu ñu benn arriéré de paiement jagleel ko yenn ci entreprise prestataires yi loolee nag di ay effort bu nga wala ab résultat bu nga xam ne nguur gi def na ko dafa fekk ne kon bu ñu sukkandikoo ci économiste bii di Mor Gassama nguur Sénégal dafa def effort yu jéggi dayoo ay kàddu la yu mu yëkkati ñu teewlu ko. bu dente ne vraiment taux d'exécution bi atteint na yenn niveau élevé yi dem ba nga xam ne presque téeméer yoo jël tuuti moo ci manqué nga xam ne kon vraiment donc effort yu bëri ñi nga xam ne ñooy gérer suñu finance def nañ ko foofu ndax 2020 moom at bu métti la woon non seulement recettes yi taa doon xaar yu ci bëri jotuñ ko ndax crise bi mais au delà aussi dafa am dépenses yu bëri yoo xamante ne également da ko supporter ce qui montre que sur le plan de la gestion budgétaire donc à des bouts difficiles la woon malgré tout on a réussi. le député du peuple nguur gi mbégte la am ci nanu yoree rek dafek réew mi diggante 2020 2021 ndax nag doonte def nañu ay effort waaye yoralu ñu benn bor ay li nga xam ne moom mooy entreprise prestataires yi. waaw mais entreprise ñu doon liggéeyandoo itam dàq nañu ñu bëri seen ay employés prétexte Covid 19. loolu itam war nañu ci bàyyi xel te xam nga dañ koy boole waale parce que. képp ku mu doon nga nekk Sénégalais ak citoyen yi foo mën di nekk njabootu état bi nga lu jëm ci wàllu budget bi yokk itam budget Abdou Diouf mënut a tolloo ak bu Abdoulaye Wade bien sûr 2012 ak léegi mënut a tolloo ak bu 2022 ci yokkute ci nit ñi yokkute ci li ñuy exploité ak ressources yu revenu yi yëpp dafay am changement comme li ñu yaakaar déwén mooy 5000 milliards. waaw donc mën nañ ci am yaakaar mais démb ci bëccëg benn économiste dafa wax lu am solo muy Maysa Babou yokkute gi am na solo parce que jamono moo ko laaj yokkute gi am na solo parce que foofu la ñu toll yokkute gi Sénégal mënut a ñàkk budget bu toll noonu bu fekkee même dafa saluer courage bu Abdoulaye Daouda Diallo ci tibb foofa mais xel mun na ko nangu mais dafa leen demander ci xaalis boobu nga xam ne lu ñuy xayma la te ñëwagul ñu koy natt bu ñu ko natt ci li ñuy renqee ci askan wi pouvoir d'achat
nag disponible na ñoom mbégte lañu ci am ci commission waaye dañoo gis ne loolee mbégte boobee amuñu ko ci wàllum ñi nga xam ne rek moo soxal wàllum spéculation bi ñu ànd Cheikh Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. njaareem ci li mu war a jot ci jiwu gerte yi 20 yoo jël jot na juróom-ñeent fukk ya ak benn di seetlu kuréel gi ñu taxawal ngir mu nemmeeku ko lu ni mel ci diwaan yi. gerte gi moo ñuy njëkk a soxal fu mu nekk nii 4892 tonnes la ñu waroon a am comme quota jot nañu 4400 et quelques tonnes. njaayum gerte gi ñu door ko. njaay mi door na 33% ci sunu quota commencé nañ ko jaay. lu ni mel ñu koy rafetlu. fi nu jaaragum daal li ñu waroon a jot ci gerte yëpp jot nañu ko waaye lañ ko jotee itam jaay nañu ko sunu xel dal na te itam lañ ci yaakaaroon yëpp gis nañ ko ci. soxal yeneen xeetu jiwu yi ñu ne ñi ngi jot naam waaye yéex na lool la. bés bi beneen espèce bi mooy sésame ndax ñebbe ji moom. jot nañ ci lu bare. benn doomu engrais jotaguñ ko ci diwaanu Njaareem ak li ko wër loolu nag kuréel gi àddu ci ne dafa bëgg a njëkkee li gën a jàmp gën a soxal baykat yi. député du peuple wàllum mbay mi intrant yeex semence yi jamono ji baykat yi ñu ngay xaar de. non xam nga dafa yomb trop ñu wane ci biir Diourbel benn seko wala benn coopérative ñu bëgg a xayma ci wàllu jiw yi ñuy joxe séddale jiw am na ay réalité séddale jiw nga xam ni ñi jiite association yu boot baykat yi te nekk ci taax yi ñëpp ñëw assister ko du loolu mooy jox baykat bi jiw tey boo duggoon Bawol dem ci dëkk yi gën a sori nga xam ni yaakaaruñu lenn lu dul mbay nga xam ni pour ñu gis goudron donc daañu dox lu mat 5 kilomètres wala 7 kilomètres ñoom gisewuñu comme ni ñu séddalee jiw gis nga monde rural a ses réalités. man bépp reportage bu ñu def ci wàllu agriculture ma gis personne dafay taxaw ak nañu ko defee xam naa li ci dëgg ak li ci nekkul dëgg. boo juddoo di jëli seko juddu jaay seko juddu fekk sa wéjur nekk ay OPS di jënd ko jaay gerte. seko mooy lan man xam nga seko mooy fi ñuy dajale gerte dafa am ñaari jaayukaayu gerte. ñaari preuve yu ñuy collecter gerte. benn bi dafa am dañu fay dajale gerte gi ñu foog ni baax na pour déwén. wala benn variété bu bees bu ñu bëgg a dajale pour mën ci créer semence certifiée njëgam muy gën a cher beneen bi ci des gerte yi nga xam ne day am ay xott day am ay pëpp day am ay buuse ñu jaay ko ci coopérative bi boobu mur lay nekk bi ci des ay zinc lay doon yu mag ñu couver ko ci kaw ak ci suuf nga xam ne loolu mooy différencier gerte yi. bii nekk ci coppe bi nag. mun nañ ko dugal ci fi ñuy defee ay repas. xotti pour ay savon utiliser ko yeneen utilisation par contre yi nekk ci seko bi dañu ko ber muy variété boo xam ne ci la ñuy xalaat a génne semence certifiée loolu moo tax nag boo gisee chaque reportage da nga xam lan moo ci nekk réalité ak li ci nekk réalité gis nga dama ni baykat yi jotaguñu jiwu te la ñu leen jox doyul ku mën a wax ni jox nga baykat yi jiwu bu doy na nga ko certifié na nga ko leeral ba nga xamante ni baykat yi mais benn ay kilifa yi dajaloo ni joxe nañu jiw ay baykatu Dakar wala baykatu dimanche loolu taxul baykat jot jiw je suis désolé baykat yi maam jotuñu jiw de. jotuñu jiw non xaaju ñoo jot jiw. ba du yéex nawet bi tàmbali na wala ban. ñu ko c'est prêt nguur noonu lay doxee day bàyyi ba mu taw ba tawaat bët sib bi baykat yi jaaxle fu ñuy jëlee jiw ñu ne leen tel seko commencé naa joxe jiw léegi ku képp ko doon fay impôt la ñuy wax de xam nga village yi léegi fayatuñu sax impôt bu baax nga daan ni bopp bu nekk am na 20 kilos wala bopp ak ay doomam c'est-à-dire que nombre yi nga déclaré pour di leen fayal impôt ñooñu ngay dem jëli kenn ku nekk am na 19 kilos boo ko dajalee xëy na mu jox la benn petit 50 wala 60 kilos te gerte gi boo koy sol kenn du ko taaraar kenn du séparer suuf see xeer yi nekk ci biir da nga ñëw sotti boo ko tànnee ba noppi da ngay dese ay 30 kilos su ëpp lu nekk kemb daanaka benn cumwaar ngay am benn 5 kilos wala 10 kilos kemb boo ko bayee doo am sax benn saaku gerte ñu fay loola presque ay 40 wala 50 mille nga xam ni bor bi daf lay topp boo ko defee ñu joxe woon jiw wi du ñu am fay gu mat ci baykat yi ñu topp gouvernement bi boo ko defee ñu ni ñoom dañoo perte gouvernement bi jógee fële moom itam joxaat leen beneen marché fayal nañu baykat yi politiciens yi jóg gàddu ni gouvernement bi fayal na baykat yi boru daaw ba mooy bon MP yi nga doon dégg c'est-à-dire que deal bi nekk ci wàllu gerte gi te teguñu ko lu ci bopp baykat bi nekk ci naaj wi loolu moo graaw et c'est dommage c'est vraiment dommage ay ca pàcc ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon
tàggat yaram bàkk ba ji Pape Mante mu daal di teew man kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. kii tey alhamdulilah. nga gox ba. waaw ñoo ngi sant yàlla. foofu tàmbali ngeen bay sa jam ñaajo. jam ñaajo nag tool yaa nga fa ba léegi de xanaa def ñu ay kër. maraîchage bi lañ gën a yëngu. mbayum dër gi waaw mbayum dër gi daal xam naa ne moom mooy loolu waaye nag sànq li El Hadj doon wax am na solo loolu. am na solo loolu waaw. non man buy wax dama koy déglu parce que dama si jàngale lu bari. xam naa ne yow mosoo dem tool moo tax. déedéet daan naa dem tool nag. mais xam nga ñun toolu dimanche lañ daan. toolu dimanche lañ daan non gerte maa ngi fàttaliku daañu nañ andi gerte ak kaani. ak kaani. yaa ko doon béy wala dañ ko doon indi wala yaa ko doon béy. non dimanche boobu xale laa woon dañu naan ndax paa bi dem tool yàgg na. Euro 2020 mu mel ni kon quart de finale yi tey ji àjjuma ji lay door. waaw kon nag tey jii nag la ñu tàmbali lu jëm ci wàllum quart de finale Euro 2020 kon bu 16h jotee Suisse mi nga xam ne moo daaneel France nag ci huitième de finale yi moo fas yéene laale ak Espagne foofu ca Saint-Pétersbourg stadium 19h nag choc bu ñëpp di xaar ci boobu les quarts de finale bokk na ci kon Belgique ak Italie sax ñu fas yéene ko amal foofu ca Allianz Arena ca Allemagne niki nag ëllëg ci samedi gi 16h République bu Tchèque moo ciy laale ak ñi di waa Danemark ca Bakou la ca Azerbaïdjan ca stade bu Olympique 19h nag ci diggante Angleterre ak Ukraine ca stade bu Stadio bu Olimpico nekk ca Rome ca Italie lañ koy amalee. Copa America bi it quart de finale yi tey la. waaw quart de finale Copa America bi tey jii la tamit ndaxte Brésil sax moom moo dal la boobu léegi compétition kon. Paraguay 0h nag Brésil moom moo ci laale ak ñu di waa Chili ëllëg ci samedi bi 22h Colombie ak Uruguay 1h du matin nag Équateur dina ci laale ak Argentine di fàttali nag ne lu jëm ci wàllum demi-finale Copa America bi dinañ ko amal ni ki juróomi fan ak juróom-benn fan ci weerum juillet buñ ci jógee nag finale bi fukki fan lañ koy amale foofu ca Brésil mu dalloo boobule compétition. 20e journée retard ñeel Ligue 1 bi mu mel ni kon AS Pikine dafa nërmeelu ci kanamu CNEPS Thiès. waaw dafa nag nërmeelu ni ki démb foofu ci stade Maniang Souaré ñaari bal ci dara ci kanamu nag CNEPS excellence bu Thiès mu mel ni nag ni Mambay sa équipe bi moom boo moyul nag dina jël lu jëm ci wàllum championnat bi di Teungueth FC ndaxte waxtu wi. waaw juróom-ñaari poñ nag moo dox seen diggante ak ñii di waa AS Pikine ba tax na kon Pikine nag perte na point yu am solo démb ci kanamu CNEPS excellence bu Thiès kon CNEPS waxtu wi moom moo ngi ci nag ba tey ngir nag desandi ci li ñaar fukki poñ ak juróom-benn ci noonu dañ ciy teewlu ku leen di tàggat di Gawso Dramé ci micro kii di Mbaye Talxuma. dañoo jiital xale yi parce que xam nañ ni football tam xale koy def te championnat bi dafa am leneen ñun dañuy football ñeneen ñi dañuy liggéey parce que loolu mosul bëgg ngay def muy gagné match bi ak góorgóorlu mais nag li ci des mooy dañuy football bon football bi ci boppam léegi moo tax ñu privilégier xale yi ba pare indi xale yi jéem a tamit defaraat équipe bi ba nga xam ni bon dinañ ci football bi ñu bëgg mais luñ ci mën a wax rek mooy sant nañu yàlla ndax suñu xale yi liñ leen sant ñu ngi koy def looloo waral tamit football bi tam di koy gis ni mu am fu mu jaar ak nu muy demee. ay ci bi dañuy dikk ci programme 23e Ligue 1 23e journée la n'est-ce pas Ligue 1 ak Ligue 2 ci week-end bi. oui ci week-end bi kon ñu jàpp ne nag 23e journée bi ci Ligue 1 bi nit ki ëllëg nag lañ koy tàmbali foofu ci stade bu Alassane Djigo 17h ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak équipe bu Ndiambour bu Louga. même heure nag stade municipal bu Mbao foofu la ñu fas yéene amale US Gorée ak Teungueth FC mu nekk ci boppu championnat bi. dimanche nag lañ koy wëyandil ca stade Alassane Aline Sitoé Diatta kon 17h Casa Sport moo fay dalal ñi di waa Mbour Petite Côte stade Alassane Djigo nag AS Pikine ak Jaraaf bu Dakar boobu tamit bokk na ci choc 23e journée bi stade Massène Sène moo fas yéene dalal nag stade de Mbour ak AS Douane stade Djibril Diagne ci la nag Génération Foot di laale ak Jàmbaar mu nekk le duel des académiciens kon stade Maniang Soumaré bu nga xam ne waxtu wi moo nekk ci nag ndaadeelu place bi ci Ligue 2 bi tamit ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bi kon ëllëg stade Massène Sène ca Fatick EJ Fatick dina fa dalal ñi di waa Dakar Université Club foofu ca Fodé Wade nag ci la Demba Diop di laale ak Renaissance bu Ndakaaru stade Amadou Barry moo fa seen dalal nag US Ouakam ak port autonome bu Ndakaaru kon ñu jàpp ne nag dimanche bi ca Amadou Barry nag ci la Guédiawaye di laale ak ñi di waa Sonacos bu Diourbel di fàttali nag Guédiawaye moom jot naa nag validé tikem ngir ci Ligue 2 bi ngir saison gi ñu jëm kon Linguère bu Saint-Louis mooy laale ak Jamono ca stade Mawar Wade di fàttali nag ne Linguère moom bu amee ndam ci kaw ñii di waa Jamono
day tax mu nag ñëw ca Ligue 1 ba kon ñu jàpp ne tamit rencontre boo dox na ci diggante Africa Promo Foot ak Kër Madior kooku nag ci altine gi lañ koy amale bu juróomi waxtu jotee foofu ci stade Maniang Soumaré di fàttali nag waxtu wi kon Africa Promo Foot moomu la sax Mambay moom wàcc na nag ci national kon 1 ba kon seconde place bi ngir nag descendi ci Ligue 2 bi ci diggante nag Thiès FC la. Renaissance bu Ndakaaru ak jamono bu Fatick di wax ne tamit tey jile la ñu fas yéene nag amal demi-finale jëm nag ci national 2 bi war a dox foofu ci stade bu région moo fay laale ak ñu di waa Kolda 20h HLM bu Ndakaaru ak Don Bosco la final national nag 1 bi dinañ ko amal niki dimanche ci diggante Oslo FA ak ñi di waa Walidane bu Thiès foofu ci stade régional bu Tambacounda kon Mambay lii moo fi gënoon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram di jox dig daje rek bu 12h jotee ak Ibrahima Diadio Touré 13h ñu fas yéene ci ànd ak le député du peuple El Hadji